depuis lors aussi di ramper comme ni ma ko waxee fekk ci aussi ay yeneen nit fekk si ñu ñoo xam ne aussi vraiment am nañu entente ak ñoom mën nañu def ak ñoom parce que bon kii di zone aussi wax ASC yi ku ci nekk ci ASC nga jóge dafa am loo jëriñ ASC ba mandaté la nga ñëw au niveau de la zone kon soo dikkee ci zone bi je pense bien que ni li la ASC bi wóolu ba mandaté la boo ñëwee ci zone bi loolu nga war a teg pour au moins zone bi war a mën a avancer yombul parce que zone bu mag la zone B parce que zone bu regroupé Marbat Penc Dëkkandoo Santos ñaari tali Medina Garage Teranga Mamel vraiment du zone bu woyof zone la boo xam ni dafa am ay match derby yu ci am ay match yu mag yu ci am ay dirigeants football aussi yu mag yu nekk ci biir zone bi ASC bu ne da nga am ay dirigeants yu mag am ay équipe yu mag zone boobu aussi jiite ko yombul mais nag am na noo koy defee aussi mu yomb parce que zone la ku ci nekk c'est pas le président qui est important ay membres lan 72 membres ñoo constitué la zone B ñu am ay poste clé am ay nit ñoo xam ni ñoom lañ ko dénk kenn ko ne bu defee li mu war a def foog naa ni zone bi war naa mën a woyof daal te nag ci dynamique boobu lañ nekk bi ñu commencé ba léegi yàlla ñu ngi ñuy suturaal ba vraiment fi ñu toll nii daal bon la zone B alhamdulilah daal. maanaam yàlla mi ngi leen di suturaal yàlla na yàlla xeeb doole àggale seen yéene yéen ñëpp ndaxte li mu wax rek nee na zone B moom tee ko yomb na yombul benn instant te ñu toogoon ba mu yàgg ren ñi ñu gisoon zone B daan indi tàllal chaque année mën naa ne depuis 2013 bi ñu dellusiwaat si stade ba léegi dañ doon tàllal zone yi ñu ñëw ba ren gii nii ñu daal di ñëw daal di xaaj zone bi def ko poule A poule B ak loolu noonu lan ngeen ci jublu woon. waaw c'était toujours parce que avant loolu ñuy d'abord avant ñu doon commencé comme ni ma ko faral di waxe tout le temps dañuy d'abord di féliciter suñu ASC benn ASC muy l'ASC Dëkkandoo bu nekk ASC zone B ñu koy féliciter waat du ñu doyal ci di ko wax. parce que ndam li ndamal zone B la ASC Dëkkandoo dem phase nationale gagné la coupe nationale muy loo xam ne Louga gëj na ko gagné waaw mu nekk ci au niveau de la zone B kooku bu ñuy commencé rek dañ ko war a di leen félicité waat parce que loolu du jeex ba léegi jeexagul te léegi ñoo ngi ci jeexagul comme ni nga ko waxee Ousmane effectivement la zone B da daan def benn poule tàllal benn poule lan daan def ñu tàllal mais vu contexte bi année bii nawetaan yi ñu toll woon ci naan dina am du am parce que bon Covid bi tout ça loolu lépp nekkoon ci ñu amoon benn retard ci dina am beeg du am bi équipe yi jotuñu woon a waaj ñi waroon a waaj ñëpp waaj ñu woon et tout ça ñun ñu nekk léegi pour gagner du temps su fekkee nawetaan dina am parce que même bu ñuy kii amuñu woon certitude que ni nawetaan yi dina am mais ñu ni pour gagner du temps su dee dina am. nañu jéem a seet nu ñu koy wàññee parce que tàllal bi dañuy am au moins 8 wala 9 journées buñ ko tàllaloon ñun léegi pourquoi pas ñu essayer expérimenter 2 poules 8 équipes lan ñu def 2 poules de 4 expérimenter ko pour xool et vraiment gagner temps ensuite xool aussi est-ce que expérience boobu parce que zone B pratiquement mën naa ni mosu ko essayer xëy na est-ce que expérience boobu aussi duñ ko tenter pour xool lan la ñuy jox daal loolu moo indi vraiment 2 poules de 4 yi. est-ce que expérience boobu duñ ko tàllal essayer ba xam moom lañ def ren gi ba ñu ngi seen football nañ ba boucler seen zone bi instant bi mën na wax ni ñoom ñi ngi dallu ba léegi pause nañ mën naa ne poule bi jeex na te am na yeneen poule yi nga xam ne dañoo des nan ngeen war ko organiser waatee carrément seen poule ba joueurs yi après duñ mujj a lancé si avant ñuy tirage à deuxième tour yooyu noonu. non poule bi jeexagul poule yi ñoo jeex mais zone bi des na. waaw poule yi ñoom jeex nañ parce que poule bi waaw parce que poule yi ñoo jeex ñaari poule lañ amoon ñaari poule de 4 poule yi seeni match jeex na léegi nag ñu jëm ci zonal yi ci biir zone bi nag bi ñuy avant ñuy loolu aussi bëggoon naa ci attirer attention wu Lougatois yi ak waa zone B bi ñuy expérimenter 2 poules yi avant ñu doon démarrer di tirer même les 2 poules dañoo toog en CD comité directeur parce que nawetaan du kenn rek mooy décider ni lii ma wax nii mooy jàll non amul fenn ci nawetaan loolu il faut gars yi xam ko lépp lu ñuy wax dañ koy toog waxtaane ko kenn ko ñu jox ci sa xalaat su fekkee dafa am ñaari position yu génn yu bokkul dañuy seet majorité bi li ñu d'accord loolu président bi daf ciy tënku pour ñu accepter loolu valider ko dem suñu yoon avant ñu doon génne 2 poules yi dañ ni ñetti match dafa tuuti trop ci zone B ñetti match ñu joué ñetti match
après nga jeexal dafay xaw a doy waar. ñu ni léegi lan lay def ñu ni bu ñu joué kenn ku ne sa 3 matchs de poule ba pare poule bu nekk day génne 2 premier ak deuxième poule ba su ko defee dañuy def demi-finale croisée premier poule A day daje ak deuxième poule B premier wu poule B daje ak deuxième poule A ñu joué ay demi-finale croisée doog a dem ci finale zonale pour permettre poule bi dina neex. Ensuite équipe bi aussi daanu am maximum 5 matchs minimum da nga am 4 matchs ci ñooñu qualifié ñuy doog a déterminer premier wu zone B ak deuxième ak troisième ak quatrième. loolu la ñu décidé woon bien avant ñuy tirer poule yi ñuy tirer naan 2 poules mooy génn. xam nga des fois nga gis gars yi di la wax naan la non waa zone B moo liñ def tegu ñoo parce que 2 premiers ñoo waroon a final directement 2 premiers ñoo waroon dem final parce que non attention dañ koo décider bien avant ñuy tirer les 2 poules biñ ko décider membre CD yëpp ñu ngi fa woon toog ñu majorité bi yëpp d'accord ci loolu après ñu dem valider ko loolu moo indi demi-finalu xëy na daan ci ñëwaat demi-finalu Marbat dëkkandoo ak demi-finalu Penc Santos loolu moo ko indi. xam nga gars yi des fois dañuy dem des fois ma koy wax des fois ma wax ko aussi samay nit pour wax leen ni leen décision yi génn ci réunion yi nañ koy wàcce ci seeni ASC parce que dafa am solo parce que des fois nga dégg avant ñuy yegg ci dernière journée bi ay équipe interpellé nañ ma yaakaaroon ni dañuy jël paie des fois équipe interpellé la pour yaakaar day jël paie ñëw ne la mais président yéen li ngeen décidé est-ce que yaakaaroo ma ne ko non parce que da ngaa yaakaar ni yaay jël paie nga ñëw naan ma est-ce que mais boo yaakaaroon ni yaay jël 2 doo wax loolu croisé bi ngay bëgg mu am. ma wax la benn anecdote boo xam ne am na ci dafa am benn waay bu ma woo bokk ci benn équipe ni ma bi mu yaakaar ni mooy jël paie mu ni ma mais président non est-ce que duñ xoolaat parce que affaire bi daal 2 premiers yi final moo gën affaire yooyu quoi ma ne ko non baal sa xel bi ngay fooyee. nee naa leen lii dañ koo décidé woon en comité directeur avant ñuy tirer ay poules ba nit ñi d'accord ñu valider ko teg bind ko ci PV denc quelques jours après équipe bam am encore neneen nu mu demee mënatu la jël paie mu ñëwaat ne waaw mais président ba affaire bi changé wu leen ko xam nga cela veut dire que ni gars yi des fois ay affaire bon ay kii intérêt day am et tout ça mais en tout cas zone bi loolu la décidé woon ci waxtaan lañ ko décidé woon du président bi du président commission lu leen la zone moo toog réunion comité directeur avant ñu tirer ay poules ñu ni pour zone bi neex am enjeu équipe yëpp mën a daje seen biir mais ñu wàññi ko nañ ko def 2 poules après ñu jouer demi-finale croisée ak la finale noonu la demee. kon avant kon mën naa ne mbokk internet ADN TV ni leen ko waxee woon tey ñu ngi ak président zone B muy Abdou Sarr ñu dikk ak moom tey war a waxtaanee moom am waxtaan yu am solo comme ni mu ko waxee rek nee nañ moom avant zone B demuñu ba si digg bi rek daal di tànn ne dañuy football demi-finale finale ndax jëloon nañ ko avant. ba boo gisee ni zone B bi ni ñu kii ren seen saison danoo ñëw daal di def poule de 4 benn poule A bi gis nañ ne Marbat moo si nekkoon Santos ak Medina Garage ñaari tali ñu xooloon groupe B bi tamit ku si mel ne ASC dëkkandoo moo si nekkoon ASC Penc Mamel ak Teranga mais bu ñu xoolee loolu nag poule A bi mën naa ni Marbat moom moo fa génn ak Santos moo génnee première Marbat deuxième côté poule B bi dëkkandoo moo génn première Penc deuxième. mën naa ne kon équipe yi génn xam nañ seen bopp ba souligné nañ ne ñan ñoo war a daje ci demi-finale yi pour mën a xam ñan ñooy finalu mais suñ jógee foofu noonu dañuy ñëw ci seen deuxième journée amoon ngeen ci derby bu mag a mag biir Louga mu indi woon fi am match yi nga xamante ne amoon na solo ci diggante Penc ak dëkkandoo nan ngeen jàngate woon derby boobu ak lan li ci toppaat après. waaw xam nga foofu Penc dëkkandoo dañoo joué jamono jëwrin après Penc dëkkandoo ñëw mais xam nga Penc dëkkandoo ñu ñëpp xam na ni du match bu ndaw match bu mag la. mais nag zone B yàgg naa organiser Penc dëkkandoo yàgg naa organiser Marbat dëkkandoo yàgg naa organiser Santos Penc yàgg nañoo organiser Medina Gaañu yooyu yëpp zone B da ko daan organiser bi mu ñëwee ci jamono jëwriñ bi jàngat nañ ci lu bari ba tax ñu réussir suñu match Penc ak dëkkandoo Louga gépp ñu ñëwoon seetaan si match boobu xam nañ ni vraiment la zone B côté organisation ñu ciy remercier bon le président Galaye Ndiaye di ci remercier aussi ñoom Modou Gaye la commission sportive commission sécurité ñoom Assane Diagne ak le président Alé Diaw mi nga xam ne moo doon le président sortant yàlla dogal ma remplacé ko boobu ba léegi aussi mooy accompagner di ci remercier aussi waa dëkkandoo ak waa Penc parce que nag dañoo collaborer jàpp ci di ci remercier bu baax aussi le commissaire de Louga ak les GMI parce que daf ci liggéey lu bari moom le président Ibouad le président de l'ODCAV dañ ci liggéey lu bari commissaire surtout le commissaire Arona Lamarana Diallo
di ñu woo ñuy toog di waxtaan avant match boobu. Organisation bi aussi da lay jël lépp lu mu war a jël ci organisation pour mu réussir ñu jël ko li ñu war a def lépp ñu def ko sécuriser la main courante dem ci ASC yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen commissaire convoqué ñu bureau ak ay supporteru ASC yi président supporteru dëkkandoo ak bu penc ñu toog daje toog bureau waxtaan mu wax ñu li mu xalaat lépp ñu wax ko li ñu xalaat parce que dëkkandoo ak penc mënuma d'accord mënuma gëm ni match la bu war a am problème dëkkandoo ak penc ñooy ànd ñoo bokk benn koñ ñooy footballandoo bu nawetaan amul et puis koñ ba benn la il suffit que nit ñi waxtaan ñu xam kenn ku ne xam li la war xam sa bopp problème yi réglé wu. benn affaire am na ci bërki démb kade dëkkandoo penc dañoo fubal kade mu am ñaari booy yu daje woon mbëkkante ñu yóbbu leen hôpital ñaari booy yi bi leen di yóbbu hôpital bi ñu demee ba hôpital yàlla def ñun dañu xaw a tardé parce que ñoom ñoo ñu jiitu ñu war a topp seen ginnaaw dirigeant bi àndoon ak ñoom ci oto bi dirigeant dëkkandoo la Baara Gueye ma koy nuyu de passage ànd ak Diak Fall doone Diak Fall ñu koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm fu ma dem dama koy wax Diak Fall munta nekk fu ma toog fu ne dinaa sant dinaa gërëm Diak Fall dinaa ko remercier parce que daf maa man bu dul dara man daf ma jàppale parce que lii mu def nii ci zone bi man lay jàppale mu yóbbu xale yi hôpital ban demee ñu ànd ak Lamine Goudia bi mu yóbbu leen hôpital ban demee hôpital avant ñu ñuy agsi dirigeant dëkkandoo ba ñoom Diak Fall ak Baara Gueye ñoo jëndi ordonnance yu dëkkandoo ak bu penc jour penc ak jour dëkkandoo bi ñoo dem jëndi ordonnance ya li ñu war a def lépp ñu def ko pour ñun ñu soog a agsi ñoom ñoo def lépp ñu nekk fa ak ñoom ba booy yi ñu faj leen ba ñu yóbbu leen ñu ñibbi te Diak Fall après daf ma woo ni ma la nuit jouru penc ba ma nga woon kër jouru dëkkandoo ba di ko seeti ñu toog di ataaya ba 2 heures du matin rencontre loolu dafa garaaw xale yooyu tey doon football nekkoon ay adversaire daje woon mbëkkante kenn ku ne gaañ yóbbu leen hôpital dirigeant penc dëkkandoo njëkkuñu ko def loolu lépp mu war a def ñun ñu doog a ñëw après xale yooyu ñoo àndaat ba guddi di naanandoo ataaya encore ba ay 2 heures du matin kon lan moo fi jar yéen nii mun ma comprendre nit ñi il faut ñu delloo seen xel football bi dafa am ñu ci bokk ak ñu ci bokkul ki ci bokk mooy ki war a ñëw seetaan si mu ñëw seetaan mu neex ci xolam mu ñibbi ci jàmm ki ci bokkul dafa war a toog këram wala mu dem feneen loolu mooy dëgg bu fekkee yàq moo la tax a jóg bokkoo ci football bi dimbali ñu ngir yàlla nga toog sa kër kenn woowu la fi parce que bii boobu ngay dagg sax soxlawuñ ko li ci gën a dangereux des fois am na ko yàqkat boo xam du sax paas dana négocier ba dugg ci stade bi bu ñëwee jéem a yàq pour lan yàq googu nit ñi il faut ñu xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk ñun dañuy ñëw pour organiser leen stade ngeen ma fekk ni su match amee heure bi dañuy fekk stade yow moment boobu Ousmane yaa ngi tëdd sa kër da ngay añ ba suur naan ataaya naan lu sedd après doog a ñëw taal sa moto wala nga dugg sa oto ñëw seetaan si match boobaa bëgg nga boo ñëwee nga fekk ma ma defaral lu baax organiser la mu baax c'est ça noonu la affaire bi war a doxee man am na lu ma war a def pour yow mais loolu aussi yow mii ñëw bul ko yàq lii nawetaan kese la ki ci gën a dee gën cee sonn am na lu muy defee sax ñëwul stade ay millions et des millions lañ ciy def nit ñi dañ ci investir beaucoup d'argent te loolu ci investir gañoon ko ci stade bi man mii damaa bokk ci équipe damay joxe président équipe ba ma xam la muy daj moom it yéen président équipe bi ma xam li ñuy daj nan gañoon ko ci stade bi gañoon ko fenn c'est parce que seen koñ la mënoo dugg ci kër gu ne ni la kenn ku ne am bu la yàlla maye boobu wërsëg li nga man mooy boot équipe bi jàppale leen pour ndam am fa xale yi kontaan maire yi kontaan ñëpp kontaan mais nag bu ko yàq toogal sa kër ngir yàlla nga bañ a yàq foowum jàmbur parce que nawetaan bu yàqoo ñu ni arrêté na nawetaan mais imagine ka ca def xaalis boobu yépp mais yàqal nga ko parce que bu ko ay meexoon goneem foo te daf ci investir beaucoup d'argent nit ñi il faut ñu delloo seen xel dañuy foo ñoo bokk koñ ñoo bokk lépp moo tax man ni dëkkandoo penc comme mar ba dëkkandoo comme match la yoo xam ni nit ñi yabaate rek la des fois dafa ñu yabaate rek de mais ñoo bokk lépp man sama enfance presque ña may àndal ñëpp waa dëkkandoo la ñooy samay xarit kon nag am na yoo xam ne jëru ko nag xale yi delloo seen xel rek
ñu rafetluwaat invité bi bu baax ndax mi ngi fi indi ay leeral depuis boobu ba tey ci dëkkandoo penc jamono jëwrin Santos Marbat dëkkandoo yooyu yëpp ay dérbale yi nga xam ne amoon na daa am te dana amaat kon nag warul nekk li nga xamante ni à chaque fois danoo war di ñaawal wala ñuy dugal leneen lu nga xam ne bokkul ci sport kon nag lépp dañ ko war a yemale ci cadre sport rek mais ba tey sànq da nga duggoon ci cadet dëkkandoo ak cadet penc ndaxte barki dem bi ñuy fubal fii gis nañ am na ñaari boy yu defoon télescopage bu métti ba daanaka hôpital dana àggoon te ñu gisoon ko année yële ne comme nawetaan amul woon daaw mais daaw jee gisoon nañ benn match cadet bu demee woon ni nga xamante ni noonu la woon benn boy tamit amoon na si action bu mel noonu mën naa ne hôpital bi def na fa plus de 3 jours te yéen est-ce que yéen ñuy organiser comme ne match cadet yi suba gi nii amu leen droit di indaale lu mel ne 3 sapeurs wala ay waa Croix-Rouge pour mën a assister boy bu teelee gaañu fii ñu def premiers soins yi avant ñu def. non ñun avant ñuy organiser dañuy jël toutes les dispositions match bi boo xoolee Croix-Rouge ñu ngi fi woon dañuy jël Croix-Rouge parce que xam nga Croix-Rouge aussi dëgg la jël sapeur baax am na solo mais Croix-Rouge aussi dafa kenn ëpp ko ci solo parce que Croix-Rouge dañuy ñëw agir ñoom après peut-être sapeur yi évacuer dëgg la nag lépp li ñuy defal senior bi dañ ko war a defal cadet bi lépp boo jëlee Croix-Rouge da ngaa war a jël Croix-Rouge jël sapeur ñu assister cadet yi li nga wax d'accord naa ci ak yow et foog naa ne aussi dootuñu mën a dalati mais nag bi ñuy organiser match bi aussi organiser wul sans Croix-Rouge de dañu jël ay Croix-Rouge waaye ay membre Croix-Rouge presque ñoom ñoo secourir boy yi ñoo leen secourir après ñu yóbbu leen hôpital loolu moom amoon na fi quoi mais nag dina jàngat la boo xam ni dana tax kuy organiser te match cadet aussi disposition yëpp yi ngay jël ci senior bi da nga ko jël ci cadet yi mais suba gi moo tax soo seetloo ñuy préférer di organiser match cadet yi ngoon gi di ko boole ak match senior bi parce que am na zone yu ko man peut-être am na zone yu ko dul man parce que cadet bi dafa am ay charge ni ngay organiser senior bi am ay charge noonu ngay organiser cadet bi mu am ay charge da ngay louer stade bi da ngay fay les arbitres da ngay fay la sécurité da ngay fay lépp da ngay fay lépp da nga koy fay soo seetloo ñun suñ match cadet bi GMI ñooy fi woon di assurer dañuy waxtaan ak ñoom ñu jàppale ñu ci assurer sécurité bi Croix-Rouge ñoo ngi fi woon ci ay texte la ñuy àttee duñ àtte mukk ci maanaam parparloo ay texte la ñuy àttee suñu àttee ba pare yow bu la neexee am nga droit comme ni penc def la ñu àttee neexuma damay appel am na beneen ODCAV am na beneen commission bu fa nekk boo appelé ñoom ñu ñëw ñu àtte ba ñu àttee aussi yaakaar naa ne danoo joxaat dëkkandoo dëgg kon dañuy jàpp rek ni àtte bi loolu la ci texte yi dañuy jàpp ni loolu la loolu nag ku ne am na droit nag ci nawetaan moom ku ne am na ci droit buñ la gañee nga pot et puis nawetaan sax ak porte réserve ñoo ànd charme mooy charme nawetaan da ngay fubal match ba pare tëdd di xaar te nag moo wax la leen Omar xale yi aussi des fois jaruñoo wóolu bu baax de joueurs yi maa la wax loolu non maa la wax loolu bu benn président wala benn secrétaire général taxaw ni sama équipe clean dama leen koy wax man duma la wóolu parce que joueurs yi ñooy dexoo noonu léegi nag bu fekkee da ngaa dajeeg équipe mu xam la aussi am na loo xam ni bul comprendre mais daal affaire de parparloo moom ci àtte man gëw ma ni am na daal man gëw ma ni parce que ñi ko yor man dama am confiance ci ñoom am yaakaar ci ñoom te gëm ni ñoom it yàlla rek moo dul juum nag waaw mais dama gëm ni li ñuy def nii lu dëgg la waaw te gëw ma ni aussi parparloo am na ca quoi. parloo amu ci dëkkandoo penc fu baloon nañ match si 90 minutes def 0-0 mais après dafa desoon ci kayit yi ba dëkkandoo mujj koo daan par réserve mën naa ni dëkkandoo moom moo gagné foofu 3 points que penc di féliciter dëkkandoo bu baax di remercier ASC penc ne leen noonu la mais des fois li président bi wax rek joueurs yi moom bul wóolu kenn à 100% ndaxte Sénégal yaatu gee xewee joueur mën na nekk fenn di xar mat la leneen te du feeñ moo tax daal ñu siy kii ak moom mais président bu ñu dikkaatee ba tey gis nañ beneen cas amaat na ci diggante penc ak Mamel bi seen dernière journée bi gis nañ Mamel ak penc footballoon nañ def 0-0 si terrain mais après dañoo gis ay yeneen waa seeki RP bu zone bi indiwaat ay daan teg ko ci kaw Mamel daan ne ko aj na ko 5 ans wala 3 ans ay joueurs yeeg dirigeants yeeg yooyu noonu mën nga ñoo indil ay leeral lan moo tax loolu noonu ak lu ko indi pour yeneen gars yi xamul. waaw penc Mamel am na match ñu fubal ba pare mu am loolu aussi bi mu amee loolu de passage aussi may leeral benn affaire bu ndaw rek parce que man comme li may waxe rek en tant que président fa ku ci ne dama lay bàyyi li nga war a def nga def ko
CQRP am na lu mu war a liggéey commission finance am na lu mu war a def ñoom ñoo ko engagé woon ne noonu la ñuy def commission sportive am na lu mu war a def man président damay coordonné dam lu am du ma ci dugg après bi penc bi match boobu amee man à ma grande surprise jot naa benn message bu jógee ci le président le Loncave Amadou Kane pour wax ma ni ma am na ay affaires frauduleuses yu am au niveau de penc Mamel kon dossier boobu dañ ci def très attention ñu xool ko liñ ci war a def lépp daal dañ ko ci def après bon bi mu waxee loolu ci message ma affaire xaw na ma jaaxal parce que numéro boobu sax xamuma ko Amadou Kane benn numéro am laa xamoon ci ni loolu noonu ma woo ay nit pour laaj leen parce que man xaw ma li xew xam naa daal penc Mamel am na réserve loolu laa ci xam xaw ma leen li xew ma woote numéro boobu muy Amadou Kane ma ne ko kooku kan la mu ne man la Amadou Kane ma ne ko mais président man j'ai pas compris quoi message bi ñu ma envoyé lan la parce que man dama gis ni penc Mamel 48 heures yi matagul pour ñu siéger CQRP bi siégé gul verdict amagul dara amagul man xaw ma ci dara léegi lii nii mu ne ma non am na équipe bi am na droit informer ma pour wax ma ni ma am na réserve bi am na lu ci nekk loo xam ni dalul seen xel et que man ma attire attention pour wax leen ni leen di egg ma ne ko ok mais ñun am nañ droit xam li xew nan xam li xew parce que man laaju ma mosuma woo président CQRP wala ni ko équipe sàngam ak équipe sàngam lan réserve li ko ci jotale Amadou aussi xëy na kon am na droit boobu tamit équipe yi xëy na d'accord amul problème ci noonu laa toogee après ma woo waa CQRP pour une première fois pour wax leen ni leen dossier boobu noonu ñu naan am na lu ci am ba mu waa ONCAV di la laaj lan la bëggee atte leen ko atte leen dossier bi génne leen dossier yi rapidement ngeen atte ko ñu génne ko nit ñi xam lan moo xew ñu ne ma amul benn problème ci la CQRP siégé atte ci dossier bi gis ñoom liñ ci gis ñoom ñu gis liñ ci gis ci loolu ñu ci gis jàpp nañ ni doy na pour ñu daan ASC boobu ñu daan ko jàpp nañ ni doy na pour ñu suspendre ko mais mënuñu ci sori parce que dossier dafa am nu muy tëddee parce que da nga am droit équipe porte réserve ñu daan la nga am droit 48 heures après nga dugal appel da nga ciy am droit comme loolu lépp dafa am ci dossier man en tant que président looy leeral kese laa mënoon a leeral ci dossier bi li ci des du ma ci mën a dugg lu dul ñoom 48 heures dafa épuisé kenn ku ci ne li nga war a def nga def ko ba dossier bi féete boor ba tëju su boobaa nag xëy na nit ñi mën ci wax seeni xalaat. mën nañoo jàpp ne kon verdict bi moo génn ci zone bi rek après kon waa Mamel instant bi ñu ngi xaar seen appel daal ba xam dañ koy demander wala déet. waaw mais président dañuy dikkaat ba tey comme ça match de poule yi nga tëggaat ba tey rek ci dëkkandoo Marbat ak penc Santos bi gis nañ ñaari derby li nga xamante ne ci biir zone bi derby yu mag a mag la ci biir zone B bi ba nañoo xam kañ nga ko nar a jàpp ci ban jour nga ko nar a jàpp daal pour ñu jouer ko. waaw xam nga en principe vendredi la doon nekk ak dimanche mais dafa am tey match bu am stade corpo bu am stade final. gouverneur ñaanoon ñu ak inspectrice pour ñu may leen journée tey bi ñoom ñu joué ko finalu corpo boobu loolu moo indi mu affaire bi xaw am benn décalage parce que après tey benn zone suba zone E day àggale bu zone E àggalee suba le mercredi jeudi vendredi zone A day ñëw après ñun samedi dafa am événement beneen bu am ci stade bi gis ngeen ko ok léegi dimanche incha allah ñun dañ koy tëgg ak lundi léegi nag comme ñun cadet bi dañoo nekk ci suñu dernière journée aussi te bon vu li fi amoon lépp gis nga ko on s'est dit que ni léegi demi-finale yooyu bu ci ne dañ koy boole ak ñaari match cadet moo indi le dimanche incha allah dañuy dugal ñaari match cadet plus penc Santos muy dimanche le lundi incha allah ñu dugal ñaari match cadet boole ko ak dëkkandoo Marbat. nga xam ne cadet bi day jeex senior bi jeex ñoom ñaar ñëpp final direct ba moo leen di dese ci moo tax ñu koy joué dimanche ak lundi incha allah. waaw mbokk yi dégg ngeen loolu waa zone B instant bi ñoom ñoo bëgg a tëggaat seeni match maanaam final ñaari demi-finale yi ñu ngi ko bëgg a tëgg dimanche ak lundi dimanche lay Santos ak penc war a daje ñu amaale ñaari match cadet yu ñu ci dugal bu ñu ñëwee lundi dëkkandoo ak Marbat am tamit ñaari match cadet yu ñu ci dugal mais président dañuy ñëw ba tey rek bu ñu ñëwee ak
yenn violence yi jotoon a am yi jàll temps yenn moom ak nawetaan yi moom est-ce que dana àgg fi nga xamante ne dana leen gënal wala du leen. non moom laa wax sànq bi may débuté violence moom laa wax sànq man leen du yoon baaxul ci nag c'est pas baaxul ci fenn léegi nag dafa am benn phénomène bu am booy dañoo xaw a violent de même ci kër yi même ci mbedd yi waaw doo comprendre lan moo indi loolu doo ko comprendre yow sa bopp da ngay jàpp ni man mënuma comprendre parce que man sama doom li ma war a def ci moom lépp def naa ko ci dama gëm ni moom warul apporter parce que man je ne suis pas violent kon moom lu tax moom mu war a def loolu moom doo mën lu dul conseiller waxtaan ak moom sensibiliser xale yi waxtaan mais loolu ngay man mais xale yi des fois gis nga ci ñoo xam des fois bu ñu ñëwee stade Omar loo sekk ak ñoom sooy wax ak ñoom duñ la faale. xale bu ñangoo saaga boo xam ne bu la romboon tey ci mbedd wala mu fekk la fekk kër ga du la xool stade bi bu ñëwee day beneen àll lay indi mënoo comprendre violence boobu dafa war a c'est-à-dire parents yi aussi defuñu dara man ko des fois nga naan parents yi mais parents yi li ñu war a def nañ ko jur sa doom waxtaan ak moom di ko yedd wax expliquer ko stade lii et puis des fois aussi da ngay gis koo xam ni saaga yoo xam ne doo comprendre lu tax kii war a saaga dara xewul ba tax mu war a saaga doo comprendre et puis ñoom ñëpp seeni parents yarewul leen loolu xam nga des fois booy yi aussi di soppeeku am na ñoom dañuy soppeeku pour lan soppeeku pour ñëw stade au nom de quoi man ma war a soppiku pour ñëw stade du yoon c'est pas normal ma bokk ci fu baax waaw sama papa ku ko dégg ku ne boo nee di way baayam ñun ak a baax lan moo tax yow kon nga war koo yàq te violence bi yëpp des fois noonu lay demee de xale yi des fois noonu lay demee li ci des mooy day ñëw stade arbitre bi doomu aadama la dana juum dana siffler dara juum mais yaakaar naa arbitre bi du continuer di juum rek ci benn équipe dana juum fii juum fële des fois noonu lay demee mais bu juumee fii gars yi dañ koy saaga bu juumee fële gars yi dañ koy saaga xam nga nan nangu ni arbitre bi des fois day juum xam nga des fois structure bi juum loolu day am structure bi des fois mën na juum doomu aadama lan comme ñëpp des fois mu am lu ndaw loo xam ne man peut-être su ma ko deful woon xëy na incident mën na bañ a am xam nga des fois mun naa tardé lu ndaw tardé incident am juumte rey doon xam nga des fois alkaati bi juum doomu aadama la des fois mën na juum nañ jàpp ni alkaati bi ñëw ci stade bi ñu loger leen fii di leen jox añ ak reer ak ndékki chaque jour tey match amul ñoo leen di restauré ñu ngi fii ñoo jox añ ak reer ak ndékki te ñun géewuñu te ay doomu aadama boo leen da jox ñu lekk-lekk bu baax ñun naan bu baax et tout ça loolu lépp day am alkaati boobu ñun sant ñu ko pour mu attaquer wala mu quelque chose comme ça moom aussi ñëwul pour loolu dafa ñëw pour assurer la sécurité ñëpp am ci jàmm ñu fubal ci jàmm wallahi ki nga ma fekk sànq nii may waxtaanal avant may ñëw nii mais ci chef yi la alkaati bi loolu lañ doon waxtaan ñëwuñu pour attaquer kenn wala yéeg ci kaw kenn wala yàq dara dañoo ñëw pour sécuriser match yi ñu fubal ci jàmm ñibbi ci jàmm toujours danaan ma Abdou le maximum lu nu mën a def pour ñu fubal ci jàmm nawetaan bay yàqu rek ñun dañ koy def te ñoom dañuy def loolu kon nag ñun aussi civil bi ñëw di seetaan war naa mën a def loolu jàmm am ñu fubal nawetaan jeex très rapidement ñu ñibbi dama jàpp ni daal man daal violence bi gisuma lu ko fi jar quoi te ki ci sonn ci équipe bi di ci def énormément de moyens duñ saaga kenn. jàpp naa ne nawetaan moom li ñu ko doon wootee presque mën naa ne daanaka wóotu ko ndax ak sama mbokki jeunesse yi biir Louga te nawetaan moom bu njëkk dañ doon wax foo la foo mu dul fawee la daana war a gën a mën a rafet ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi moo tax ñuy woote bu école daan tëj ba benn instant boo daan gis lii dañuy ñëw ba fii nii di muy demee neneen mais am na benn question bi nga xam ne dafa jóge ci gars yi ñëw fii ndax des fois dañuy gis dér bi ku mel ne jamono jëw liñ dëkkandoo Malbat wala Santos Malbat ak yooyu noonu stade bi day fees dell te mu am benn porte bu féetee boori Malick Sall gars yi di demandé pourquoi pas waa ODCAV mun ñoo jël décision des fois bu dér bi amee képp kuy dox war a mun a jaar foofu noonu génn nice dox dem yoonam képp ku yor oto mën a jaar fii ndax stade bi teel a libre. wax nañ ko ba taay Omar bu doon ODCAV dong la dañuy yokk sax yéeni bunt wax nañ ko ba taay dem nañ ci CDD wax nañ ko ba taay porte boobu nii man bokk naa ci ñi ko plaidé ba mu am porte bii bokk naa ci ñi ko plaidé ci ay CDD di ko wax di ko répété ba mu am tey porte boobu. keroog demandé nañ ko aussi comité de gestion bi pour ñu ñuy jàppale di ubbi porte boobu porte stade ay porte de secours porte la yoo xam dañu leen war a ubbi en tout cas daañu ci demaat ak ñoom waxtaan ci ak ñoom pour ñu jàppale ñu ci porte yi aussi à ce que ñu koy ubbi leneen li mooy peut-être temps bi damay ragal mu xoj ñu te zone B comme dafa am fu mu waroon a commencer tamit parce que zone B biñ ko jëlee tamit dañoo ñëw ak ay initiative ak ay innovation
de taille yu la zone B def cette année-ci parce que nag la zone B mi ngi def nawetaanu basket ak ay équipe am ba pare nañ ci ba final moo ñu dese aussi ci nawetaanu basket boobu final moo ñu dese Penc Santos ñoo koy final basket bi ñoom ñoo koy final Penc Santos bon Mor Sil adjoint au maire moom mooy parrain wu basket bi comme ni Djibi Diallo aussi mooy parrain wu final zonal bi Djibi mooy parrain bi ci waaw ci côté football bi Mor Sil mooy parrain ci côté basket bi ci loolu aussi samedi bële passé la zone bi organisé woon benn foire du livre pour permettre woon xale yi ñi amoon ay livres yoo xam ni dañ ko dépassé et tout ça ñu ñëwoon échangeante livre entre ñoom élèves yi parce que parents yi xam nañ ni livres yi cher na metti na ñu organisé woon benn foire du livre CEDEPS yàlla dimbali ñu si sax ba zone B récolté woon ci ay livres yu bari yu amoon ba échange boobu ñu yaakaaroon sax moom la ñuy def ñu def lu gën échange boobu parce que élèves ya fa teewoon yépp dañ leen a bàyyi ñu tànn livres yi ñu bëgg ñu jël yóbbu ñu may leen ko vraiment ñu ciy rafetlu loolu aussi zone B di rafetlu aussi présence wu ay IF IA autorité yépp Louga maire yi boobu aussi Ismaïla Mbengue Fall ak sëñ Modou Gaye Modou ñoo doon parrain yi di ci remercier autorité yëpp directeur CEDEPS autorité yëpp ñëw teew ci foire boobu CEDEPS la woon ñu organiser muy benn journée bu réussir au niveau de élèves yi gis seen bopp ñu profité ci récompenser les meilleurs élèves yi nga xam ni dañoo nekk ci biir zone bi moo doon élève CFA ak élève comment dire BFM yi ñu récompenser leen zone bi jëndal leen ay fourniture jox leen jàppale leen encourager leen pour ëllëg aussi yeneen élèves yi xam ni loolu day am ëllëg aussi waa Louga xam ni foire boobu dañ ko def pour chaque année zone B di teg foire boobu au niveau de Louga pour permettre élèves yi ñuy échanger ay livres ñoom seen biir permettre aussi à la zone B mu wuti ay livres teg ko di jàppale élèves parce que ku ne xam ne livre dafa cher te parents yi sonn goo xam ne aussi nawetaan aussi dafa nekkul football kese il faut ñuy jàppale xale yi jàppale élèves yi jàppale ñeneen ak ñeneen faut ñu jàppale leen pour vraiment ñu mën a vraiment journée boobu am nañ ko fii mu réussir CEDEPS ñu ci féliciter ñëpp di ci féliciter aussi comité de pilotage bi nga xam ne ñoo ko piloté muy ku mel na Kébé Baye Mor Kébé ku mel na Mohamed Sow Adama Ka Mor Sow ku mel na ñoom Modou Gaye comité de pilotage boobu dañ ko piloté sonn ci ba journée boobu réussir vraiment ñu leen ci sant ñoom ñëpp bu baax di leen ci gërëm quoi di remercier zone B bi yëpp aussi ci vraiment journée yooyu ak journée basket bi aussi vraiment ñoom móor yi waa centre excellence waa Louga basket ni ñu ci jàppee ba ñu réussir vraiment basket boobu ñu doon def aussi vraiment doon aussi ñu leen ciy remercier bu baax daal. ñu koy santaat bu baax di ko gërëm moom Abdou Sarr président zone B bi ndaxte lii lépp woyefam la rek moonu daanaka am nekkoon na si yoon bi nga xamante sax ñu ñoo ko téye fii pour mën a def ak moom benn émission leeral rek waaye daal di ko santaat di ko gërëmaat bu baax a baax buñ dikkaatee si loolu ñuy wax rek nawetaan ba tey nekkul football rek ndaxte comme basket bi léegi noonu la ko waxee ak yeneen yi nga xamante ne nii si zone B bi ñoo ko organisé woon mais bu ñu ñëwee président tey sa dernier mot booy tàggatoo ci biir ADL TV lan ngay wax ak téléspectateur. non di rafetlu émission bi di leen sant bu baax parce que lii aussi yéen seen woyof te la parce que da ngeen ma woo ma leen maa ngi stade ngeen déplacé wu ñëw stade fekk si ma bi ma woy ni ma Diack Fall dama la ne Diack lu ma sant dama du ma hésité su ma nee di defal dara rek damay ñëw def ko parce que sama grand la dama koy remercier bu baax a baax di ñaanal yàlla aussi ADL mu dem ci kanam te gëm naa ni yàlla dina ko def mu dem ci kanam parce que lii suñu yëf la seen yëf la suñu yëf la en tout cas man zone B maa ngi leen di tàllal loxo. di leen tàllal loxo lépp loo xam ne activité la zone B di ko def su ngeen ci mënee taxaw teew ci ñu jàppalante parce que lii yombul ñu jàppalante ci et vraiment man aussi loolu dama leen ci tàllal loxo bu baax di leen wax ni leen ngeen ñaanal ñu rek ñaanal ñu yéen it lii ñu dugg ñu réussir ko peut-être demi-finale moo ñu dese ak i final basket ba final moo ñu dese ngeen ñaanal ñu yàlla def ñu réussir loolu vraiment di gërëmaat ODCAV de Louga ODCAV le président Ibou Wade di gërëm waa ODCAV yi di gërëm sama ASC bi ma jógee le président Sidi Seck ak waa ASC ba yëpp ak waa zone B di leen gërëm bu baax waa zone B samay gars yi aussi waa Ataaja CEDEPS ñoom ñëpp vraiment ma leen di remercier bu baax parce que ñoom la gars yi ñoo ci jàpp parce que Abdou Sarr kese wax naa la ko du dara Alé Diaw aussi le président sortant boobu ba léegi bàyyiwul jàpp ci boobu ba léegi ñuy dem vraiment di gërëm soxna yi bu baax a baax di leen sant ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp ma jàppale pour ma réussir mission bi ma zone B dénk leen daal laa xam ni nan ko ñaan yàlla parce que xam nga nawetaan comme li ñuy wax rek gestion des fois dara da ngay gis dara pour bëgg a def dara gis naa ni daal infirmerie bii nekk fii vraiment bëgg naa incha allah bu dul ren aussi année prochaine bu soobee yàlla mu doon sama yitte
ba ñu équiper ko lépp loo xam ni war naa am rek ñu def ko fa pour au moins bu fi xale gaañoo te wala leen premiers soins yi ñu mën koo defee fii en tout cas kooku moom sama priorité lay doon ci kàttanu sunu borom bu soobee yàlla loolu moom bëgg naa ko dama ci ñëpp ñaanal rek yàlla dimbali ma réussir loolu quoi incha allah te gëm naa ni ci kàttanu sunu borom dinaa ko réussir incha allah bëgg na ko réussir ci année bii su ma ko réussir nag bu soobee yàlla année prochaine bu soobee yàlla bëgg naa mu sotti daal. yàlla mottali yéene yi mu am yëpp moom président zone B bi di Abdou Sarr ndaxte li ñu waroon a wax li ñu ko waroon a wax loolu lépp presque mën naa ne wax na ko di ko santaat di ko gërëmaat ak woyofayam ñun ñu nekk ay contact am ak programme bu nu amati envie rek di def ak waa Louga pour ñu mën a xam rek dinañ ko contacter mu jox ñu si feu vert te xam naa ne am na yéene tout le temps di ànd ak ñun si liggéey bi ñuy liggéey te di santaat gaa yëpp rek di santaat sama gaa yëpp su ma limee damay juum rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah ADL sa kanam ci lu baax.